Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre en relation avec les institutions et du travail, chers collègues députés, je vous salue. Monsieur le ministre, permettez-moi d'associer à mes salutations le 166e, 166e député, Monsieur le directeur général du budget, de saluer aussi un de vos collaborateurs, comme disait tout de suite mon collègue Abdou Mbaké, M. Bassirou Sambagnas. Il voulait aussi passer des éclaircissements sur sa communication. wax ni monsieur le directeur général bi muy waxal bokkul ak ki nga xamante ne moo yore impôt et domaine parce que kooku liggéeykat la daf ma ko yóbbante dama koy teel a wax. Vous me permettrez aussi de saluer derrière moi Papa n'a gommé, Papa n'a ratiré, Papa n'a effacé. Le père de la nation, le président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse. Monsieur le ministre, damay dellu si wax rek dafa am dépense yoo xamante ne ci année bi jël nga ko engagement dépense su yokku ko ndax yow nag na la waxal lu wala waay neex na la waxal mais am nga envie jàppale Sénégal ci wàllum koom-koom yi nu lépp nag fayagun ko moo ngi fi Sénégal bi souffrir nga war a am yenn yoo xamante ne da nga koy jël dugal ko ca loolee Sénégal bi souffrir mais bu ko jël yokku ko ci loo xamante ne li fi nekkoon ñu war koo saytu te nar koo saytu te war koo saytu saytooguñ ko fii nag ku fi am sa baat 5 minutes boo bëggee wax papa naa gomee ni la bul wax boo bëggee ñàng papa naa retiré ni la bul wax boo bëggee ñàng papa naa tripatouillé ni la bul wax waaye nit ñi il faut ñuy wax budget assemblée nationale monsieur le ministre boobu ba léegi ñu ngi la koy wax micro yu dam climatiseur yu marchul salle des commissions na mu mel table yu yàqu yu fënax ñu ne nañ leen ko audité nga ne kenn du ko audité te yow saa yi lu neexee raturé jal gaate commission bi jal gaate règlement intérieur bi comme l'article 119 du règlement intérieur ni nga koy jalgaate waat ko ci léegi ci appel au règlement buñ la jox moom noonu rek nga ko bëgg a doxalee Sénégal du doxee noonu le président de la République Macky Sall sax dafa woote apaisement des cœurs la dialogue social yow daal dangaa toog rek ni xaaral ma taal kon nag monsieur le ministre du ma nangu ñu jëlaat engagement bu toll nii di ko yokkal assemblée nationale li fi nekk mën naa jënd oto yi fi nekk parce que jëriñul dara on a un ascenseur qui a fait tomber notre collègue depuis combien d'années kenn mënu koo lijjanti kenn mënu koo fay te defaraguñ ko ascenseur baa nga ne salle des commissions boo yéeg sa bureau da ngay wàññi ana budget bi fi nekkoon doo ko saytu ah fii li fi nekk ñu war koo wax dafa ëpp kon d'accord ñu tey d'accord ñu suba considération boobu ñu tegoon dañ koy valider mooy que ni le budget de l'Assemblée nationale li nga ciy teg dugal ko ci li nga xamante ne mooy ministère de la jeunesse bi nga xam ne amul benn portefeuille ñu yokk ko ci mbënn mi ak ñi nga xamante ne ñooy dem gaal gi xale yi nga xamante ne amatuñu benn espoir te monsieur le ministre dafa am dépense yoo xamante ni aussi dama la ko doon wax que ni mun nañ ko étaler di ko fay ay années te réew mi dafa génn ci situation boo xamante ne situation bu doy waar la donc ñu jël dépense yooyu di ay crédit de paiement ñu étaler waat ko sur plusieurs années comme ça ñu mën a gën a wàññi diisaay bi nga xamante ne moom la lii gouvernement bi yenu monsieur le ministre di dellu seeg yow rek ci lu ñu fàtte sànq muy tali bi jógee Pikine jëm ginnaaw raay jaar ginnaaw raay dem poste Thiaroye ci autoroute bi matul 2 kilomètres 1 kilomètre 500 wax naa ko ci rapport bi kenn jëlu ko en considération moo tax ma dellu si waat ci wax ni nañ ko jël ci en considération parce que foofu noonu ñëpp moom la ñuy jooy sonn nañu tàyyi nañu arbitrage yu président de la République mooy may nañu chaque 300 mètres ñu am ay pont parce que ministre bi fi jógee loolu la wax dama bëgg ci sa budget nga dëggal ko wéral ko parce que Pikine ak Thiaroye ak ginnaaw raay
sonn nañ ci pont boo xamante ne 350 mètres la de haut ay mag di ko jéggi di la encourager di wax ni monsieur Abdoulaye Daouda Diallo yow suñu sañoon boo yoree dara di ci def sax duñ taxaw fii di ci wax mais lu jub rek moo jub lu jubul jubul kon luñ ci wax rek na nga xam ni lu jubul la te bëgguñu nga def lu jubul parce que au moins am nga considération président je vous remercie. Je vous remercie. ba tey monsieur le ministre économie nag yow laa jëm dikkati nga maa ngi courant laa waxoon bii yoon léegi nag Sonatel lay laaj li ci xew da nga koo xamul on nous impose des applications yoo xam ne soxlawuñu ko da ngay gis ñu ne Divigo 150 par jour luy Divigo ñu wëlbatiku ne What Gams 150 par jour ñu wëlbatiku ne Camet Line 100 francs par jour wëlbatiku ne Close Dem 100 francs par jour muy 500 francs yu ñu suturé ci Sénégal yi te doy wuñ ko dara nit kat bala nga koy fayu da lay laaj léegi ndax xaw ma ndax loolu yëg nga ko wala yëguloo ko. Et pour le DER y a des gens qui disent que tous les jeunes ont été financés bu ngeen xoolee seen portable di ngeen ko ci gis application yi di kii disent que jot nañu ñan ñoo jot fan la ñu jotee parce que d'après une émission à travers la télé le DG Sarr a dit que joxe nañ DER mais ñi ñu ko jox au lieu que ñu jënd ko matériel liggéey dañ koo fab def ko ci seeni poche dugg ci gaal yi nag mooy problème mu Sénégal c'est la cause de la famine dégg naa sax ku joxe exemple naan jàngalekat bu bàyyi dugg ci gaal mais jàngalekat bu am 200000 am location 150000 jariñu la sa avoir moo yées li nga war a am nooy def ba doo wuti leneen lu ko tane sonn nañ nag vraiment emploi des jeunes yàgg naa koo wax maa ngi koy waxaat nit ñi sonn nañu résultat bourse familiale bëgg na ñoo xam ren ñaata la xanaa nag war naa wàññiku nag famille bi war naa dellu gannaaw donc maa ngi leen di nuyu di leen wax ne les hommes passent les institutions restent l'État est une continuité ku doon jabar yi doon bor yi doon soxla yi donc kee fi nekkoon nekkatu fi amul sens dañ fee nekkoon baaxuñu léegi jëlee nañ fi yéen ñi baaxañ def leen lu nit ñi gis ba pare may wax ku tooy kooku nga xam ne amul benn programme Ablaye Wade programme am naan ndox mu manqué mi Ablaye Wade la Ablaye Wade lu yoonam ci ndox Ablaye Wade bi mu génnee réew mi léegi ça fait combien d'années dañ fexe nit ñi naan Serigne Mbaye Thiam a ko wax nañ fexe nit ñi naan waaye Ablaye Wade tax lu Ablaye Wade def le gouvernement Ablaye Wade danoo bon ngeen ba jëlinu fi teg fi doomam ngir yàlla wax dëgg yàlla ñoom ñoo war a régler les problèmes des Sénégalais mais waru ñoo wiire nag ci Ablaye Wade nañ bàyyi Ablaye Wade ndeysaan il ne mérite pas ça mag la il ne mérite pas ça ma wax ni monsieur le ministre man de dama laa rus waaye il faut que nu waxanteeg yow kat réew mi nag sonn nanu de coono moo tax nit ñi dugg ci gaal yi ku am li nga bëgg fa nga jëm doo dem xam naa sax góorgóorlu ngeen nag wax dëgg yàlla góorgóorlu ngeen waaye nag ngeen gën a góorgóorlu ndax yéen a fi digge woon nag emploi yu dul jeex waaye digge fi denrée de première nécessité da ngeen koy wàññi yaakaar loo nit ñi ba nit ñi xiif ba ŋaang ba ŋàppatiku gisuñu dara xale yeey dem boo ëllëgee si biir màggat ñay dem mag ñee ciy topp ndax ku sax njaboot dem nag di nga ci topp de nan waxante dëgg danoo sonn président maa ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal fan bu gudd waaye maa ngi koy ñaanal le président son excellence Ablaye Wade 95 ans yàlla na dund 120 ans sans ordonnance yooyu nga dund 120 ans sans ordonnance ñun ñëpp it nag ñu dund 120 ans ordonnance te yàlla def jàmm ci réew mi jàllu jéeri yow oot mii yaa nar a tojaat réew mi yow waxal ci lii application yi imposé te ñun doyewuñ ko dara bis bu nekk ñu di la ko dagg te amoo fenn foo ko jaay seeta sa téléphone boo ko seetee di nga ko gis maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. toog leen. Ton temps n'a pas démarré. Toog leen. Waaw toog leen. Ay, c'est allez-y. Allez-y. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale.
pharmacie Al Maktoum li kulli daa in dawa mbaa xam ngeen di jàngoro bu ne am na saafara tax pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi yow mi nekk biir réew wala nga nekk biti réew da nga amee ndoxu siti bul jaaxle ci sa bopp gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum sa yaram dafay tàng say tànk di xar sa yaram di xasan sa kawar di ruus da nga amee hémorroïde rhumatisme wala infection ballonnement nga amee sa biir di jooy naan xur jugal ci sa bopp gaaw da nga bëgg say bët leer jabet nga amee bu la sonal lool bul jaaxle jugal gaaw jokkoo ak pharmacie Al Maktoum ba ci faiblesse sexuelle maanaam góor gu néew kàttan ci wàllu sëy bul jaaxle ci sa bopp lu leer laa la wax gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum adresse ba di Grand Yoff villa numéro 235 wala ñu gaaw ci 77 417 70 78 pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi ku jàngoro am wàll ci yow la neex pharmacie Al Maktoum nuurun ala nuur